donc ci administration donc on est doomu koñ bi juddoo ci koñ bi yaroo fi màggee fi mais nag jaam pexeem la am borom bi subhanahu wa taala ak ay dogalam donc ñu ngi massawu population bu Thiès bi yëpp mais vraiment di massawu population Cité Senghor puisque lii moom li alquran naan fa'alun lima yurid yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko parce que tey suñuy doom suñuy jarbaat suñuy dëkkandoo et vraiment bon j'ai perdu les mots franchement parce que bon doy na waar parce que ñi xamuñu sax lu ñuy wax parce que lii dafa metti mais sant yàlla mais alhamdulillahi rabbil alamin parce que kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa kullu man alayha fan bakkan bu mos dund dina mos dee yàlla dogal tey vraiment lii xale yi nekkoon ci lieu de culte bi ci biir jàkka ji ci biir jumaa ji vraiment doon jàng ay xasida di ñaan taw bi dikk suñu borom dogal li mu dogal ñu ngi masawu population bi yëpp mais surtout jullit yëpp surtout kuy doomu aadama ñu ngi lay masawu parce que metti na ba fu metti yam mais dañ koy sant suñu borom parce que yàlla moo xam li tax mu def ko moom moo xam li tax mu namm ko delloowaat nañ lépp borom bi subhanahu wa taala. gannaaw bi lii amee nga gis autorités yi Thiès préfet sous préfet les maires ñëpp dajaloo ñëw fi loolu lan la def ci lu ni mel ndax bariwul ci luñ koy gis. mais loolu moo jaadu en commençant par le gouverneur de la région ñu ngi koy saluer bu baax a baax di ko nuyu di rafetlu geste bi mu def mais également nos forces de l'ordre police ñoom jiitu nañ fi ñëw taxaw jàpp nit ñi mais surtout suñu sapeur pompier yi vraiment kenn mënu leen a fay ñu ngi leen sant bu baax parce que bu ñu yéexoon amaana ñi jot a blessé wu dina gën a doy waar donc mais aussi les autorités locaux ñi nga xam ne ñoo fi nekk en commençant par le maire de la ville mais surtout di jaale suñu frère le maire de la commune de Thiès Est maître Ousmane Diagne ñu ngi koy jaale bu baax di ko masawu parce que aussi moom mooy administrer commune population bi nii mais également le maire sortant bi nga xamante ni mooy Pape Bassirou Diop dëkk fii vraiment bi mu amee moom it gis nañ ko mu ñëw gis le préfet vraiment arrondissement bi gis autorité étatique yëpp ñëw caw fii et espérons que suba képp kuy responsable mbaa ngay leader wala ngay ministre de la République tu vas venir masawu waa Cité Senghor man nag je parle en tant que doomu Cité Senghor mais également Thiès TV ak organe de presse yëpp ñu ngi leen di sant bu baax vraiment di leen gërëm donc on peut parler au nom de Thiès TV également par le PDG gis nañ interview yi ngeen di def vraiment yëpp pour taxaw askan wi mën a jot li nga xamante ni moom moo xew ci dëkk bi mais en gros ñu ngi massawu population bu Cité Senghor képp ku yeewoo Cité Senghor vraiment tàmbali ko ci imam ratib yi fi nekk vraiment ñu ngi ñaan suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom la accident bi dal ñu ngi ñaan suñu doom suñu jarbaat yi nga xamante ni ñoom jot na ñoo wuy ji suñu borom yàlla na yàlla xare leen aljanna barki Seydina Mouhamad merci vraiment merci na trop quoi merci. sante nuyu leen gërëm leen mooy nañu xam ne lu mën a am yàlla la ndax yàlla moo wàcce ndox mi ci néegu yàlla it ci la ñu nekkoon liñ doon jàngit mooy téere yàlla bi bu kenn wax feer bu kenn wax ciment bu kenn wax dara innama amru isha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nit tëdd na ci lalam ba tàyyi yeewu faatu ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu yàlla na yàlla oyofal ko teggi ko ñi nga xamante ne si itam ñoo ci nekk ñoo xam ne am nañ ci ay blessures yàlla na yàlla dindi loolu man daal li may wax mooy lu mën a xew nañu jàpp ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko dogal bu ci kenn wax dara masawu it ñi nga xam ne ñooy famille yi nga xam ne ñoom moom njaboot gi te xam ne lii am ki ko andi mooy sunu borom ndax moo wàcce am ndoxam ci biir jumaa ji ci la ñu nekkoon téere sunu borom subhanahu wa taala ci lañ doon jàng ñooñu nag raw nañ ko defut loolu ñu doon def kon nañu bàyyi xel ne ñun ay jullit lañu ci néegu yàlla la xewe beneen bi ci desit ndox mi yàlla moo ko wàcce beneen bi ci desit alquranul karim lañ doon jàng kon ki gënal yàlla ci néeg bi gën ci néegi ci la leen fekk téere bi gën ci téere yi ci la leen fekk ñu doon ko jàng li doon wàcc nag yërmande la muy am ndox moo indi lu mën a xew fii ci Cité Senghor bu ñu jël lenn wala fenn di ko waxee nenn lu dul nangu ne dogalu yàlla la wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Dame Sakho. mais ñu ngi sant merci. merci. le président Samba Sy dégg ngeen ko noonu monsieur le maire. bon maa ngi tudd capitaine Khoudia Ibrahima Mar maay commandé sapeur pompier bu Thiès tey bi ñuy waaj a noddu timis ay 19h dañ ñu woo nañu benn minerai dafa daanu ci Cité Senghor bi ñu yëgsee aussi exactement loolu lañ fi fekk bon avant ñuy agsi aussi am na ay blessés yuñ jot a évacuer avant notre arrivée certes mais bi ñu ñëwee aussi fekk nañ fi ay blessés yoo xamante ne ni suñu ambulance yi ñoo leen évacuer y avait des blessés graves et aussi des blessés légers pour def liggéey bi tamit ñëw nañ ak suñu matériel yu bëri yu ñu am surtout avec le véhicule de secours routier bi nga xamante ne nii am na matériel yi nga xamante ne ni ñoo gën a xarañ pour def
tout ce qui est travail de démolition wala nu mu tudd désencarcération wala lu jëm ci effondrement. donc ñëw nañ ak fourgon bi aussi ñëw nañ ak suñu VIL ak ambulance donc tout le matériel bi nga xamante ne nii pompiers yi disposé nañ ko on l'a amené sur les lieux pour vraiment wattu population bi nga xamante ne ñoo nekkoon ci jéeya voilà. voilà monsieur le maire ñu ñëw fekk leen fi tey yéen ñëpp ngeen ñëw ndax li xew fii tey ci Cité Senghor mu metti lool tey lan ngeen ci mën a wax seen premier rek di bu jëm seetlu bu jëm. jërëjëf ñu ngi ñëw ànd ak le maire de la ville ñu ñëw fekk fi notre grand frère suñu nijaay le maire Pape Bassirou Diop fekk fi ñoom préfet ak sapeur pompier yëpp parce que taw bi ñu doon xaar jamono ji yëpp nit ñi doon ko xaar mu waroon a nekk moment boo xamante ni moment wu bonheur la finalement dafa ànd ak métit bu mu indaale parce que ci jumaa ji soroor bi nga xam ne dañ ko doon def tabax soroor bi dafa daanu ci kaw sëriñ bi doon jàngale ci jumaa ji ak ndongo yi nga xamante ni xale yi nga xam ne ñoom la doon jàngal alxuraan mu nekk suñu frère Habib Sougou donc mu amoon 8 blessés graves mais adjoint au maire bi nekk hôpital mu ngi may informé ni ma finalement suñu xarit boobu sëñ Habib Sougou ak doomam bu jigéen bi nga xamante ni moom la sëggoon ci kawam di ko jéem a protéger finalement suñu borom def leen moom mu nekk loo xamante ni lu metti la parce que sëñ Habib ku ko xam rek alxuraan nga ko xamee noonu la dundee te noonu la génnee àdduna bi muy génn àdduna mu ngi nekkoon di jàngal ay alxuraan ay xale donc ñu koy masawu famille am di ko jaalee famille am incha allah dinañu dem léegi ànd ak le maire de la ville dem fële à l'hôpital pour jéem a xool nan la ñuy mën a soutenir famille yi fa nekk. est-ce que mairie bi non dinañu dem hôpital suñu demee hôpital ba gis la fa nekk incha allah rabi dinañu xool nan la ñu mën a nekkee ci wetu famille yi parce que li leen dal nii lu metti la surtout que mu dal ci ay xale xam nga xale moom dafa fragile lu dal ci moom rek dafay metti donc mairie bi dina jël disposition yëpp incha allah pour ñu bu ñu demee hôpital ñu xool fépp boo xam ne rek mën nañ fa jàpp soutenir famille yi toppatoo lañ bañ génn ci jàmm incha allah rabi dinañ ko def. mu wax rek ne vraiment lii xew tey lu ñu naqari la. lu ñu naqari la donte ne ay jaamu yàlla lañ lépp lu suñu borom dogal neex nañu waaye tey kenn xam na ne njaboot gu nekk ñun bu dee dara dafa xew surtout bu dalee ci ay xale lu metti la te fi mu leen dalee moo gën a yéeme mooy bu doon ne ñoo xamante ne seen parents yi dañ leen a sàggane bàyyi leen ñuy taxawaalu ba lu mel nii dal leen di nga mën a yedd ay parents yi waaye tey ku jël sa doom vacances jot nga fexe muy dem ci di jàng xam nga ne kooku yar nga ko te bëggal nga ko xéewal donte ne pour wax leen ne yàlla moo ñëw ak dogalam d'après niñ ma expliqué yëf yi mooy fi ñu doon jàngee bi taw bi ñëwee dañoo daw ndànk pousse beneen côté ngir bañ a fexe taw bi bañ leen tooyal waaye malheureusement li ñu wax rek ne on dirait que yàlla moo leen doon xëcc pour que ñu ñëw fi nga xam ne foofu la war a jëlee seen bakkan te ñun ñëpp rek vraiment ñi ngi jaale seen i parents bu baax a baax a baax a baax ñun ñu ngi jaale seen parents bu baax mais di jaale aussi l'ensemble de ce quartier mooy waa quartier bi yëpp ñi fi nekk ndax ñëpp xam nañ ne quartier bi quartier bu yàgg la ñi fi dëkk xamante nañ miinante nañ te jaxasoo nañ loolu nag day indi mbokkoo donc kon lu dal kenn rek day dal ñëpp ñu ngi jaale bu baax waa Cité Senghor di jaare sunu xarit boo xamante ne maag moom ñoo ànd nii mu nekk nit koo xamante ne ku am coono bu muy daj lool ci képp kuy élève di xale ci Cité Senghor bi mooy le maire Cissé Bey donc ñu ngi ko koy jaale vraiment au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais di ko jaale aussi population Cité Senghor au nom du président Idriss Seck donc xam naa ne incha allah du ñàkk ay réaction dina jóge ci côté boobu ñëw ci ñoom pour témoigner sunu compassion à l'endroit de la population par rapport ak li nga xam ne tey muy ndogal bu triste boo xamante ne dal na ci population yi di wax rek ne xanaa dellu ci sunu borom ndaxte yàlla sunu borom li mu dénkaane bëri na waaye bu dee ruu gi nga xam ne moom la ko def ci doomu aadama moom moo koy yoral boppam donc kon bis bu demee ba jël ko rek ci sababam la ci dogalam la te xam na lu tax yàlla na yàlla def ci xolu parents yi nga xam ne dañoo ñàkk seeni doom yàlla defal leen xolu muñ yàlla jox leen luñ ko remplacer mais ñi nga xam ne tamit dañ cee blessé ñoo ngi ñaan suñu borom di ko tinu pour que yàlla dimbale leen ñu dellu siwaat te dara bañ leen dal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. merci monsieur le maire nga ñëw fekkee lu mel nii dal ci population Cité Senghor nga ñëw fii ngir bokk ko ak ñoom naqar wi tey lan moo ci sa kàddu. bon en fait kàddu naqar parce que li dal Cité Senghor dal Thiès dal famille suñu famille la dal parce que suñuy xale lañu woon nekkoon ci fii doon jàng donc vraiment lu metti la et soo gisee mobilisation bi am muy autorité fii nekk yëpp jaar nañ fi donc Pa Alassane ngi
le maire Pape Diop Sayer Mangane muy suñu frère ñu ànd mu jógee ba Darou Salam daf ko yor rek daw ñëw day wane ni Cité Senghor ak Darou Salam benn la lu frappé benn koñ day frappé ñëpp aujourd'hui comme li ñu gis rek vraiment li fi am daanaka Cité Senghor yëpp benn lañu lu dal benn xale day dal xale yi Cité Senghor yëpp lu dal benn famille day dal ci famille yëpp kon li dal tey Cité Senghor métti na mais ñun ñëpp dañuy gëm yàlla xam ni ndogali yàlla nii la demee donc suñu borom lu mu nam rek da koy def mais lu métti la wax dëgg si yàlla en tout cas di masawu famille yi bu baax a baax wane ni li dal famille yooyu ñun ñëpp la dal. monsieur le maire doguñu la waaye en tant que acteur de développement tey ñu gis ne ki nga xam ni moo yoroon xale yi. ak doomam bi mu doon jéem a sauver. jot information ni ñàkk nañu seen bakkan. donc kon yéen lan ngeen di pare comme pour soutenir ko ñi nga xam ne ñooy famille victime yi ndax yéen a ngi ciy xalaat. non ñu ngi ciy xalaat parce que soutenance bu kii bu njëkk bi. mooy mbokk la. dëkk ci koñ bi. et di suñu lépp. kon je crois que ñun au niveau du quartier yaakaar naa li ñu war dinañ ko def au niveau de Thiès également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi Thiès li ñu war dinañ def accompagner famille bi en tout cas c'est triste mais ñi ngi jaale famille yëpp di ko jaale ñëpp Thiès que ñi nga xam ni seen bakkan des na ci yàlla xaral leen aljana ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital tëdd ci lal yi yàlla wéral leen delloo leen seen njaboot mais pour vous dire que lu metti la en tout cas ñun lépp lu ñu war pour mën ko jàppale famille bi en tout cas dinañ ko def incha allah quoi en tout cas c'est triste merci beaucoup. di gërëm rek di sant nañ sant yàlla rek te di yàlla moo ko dogal. metti na nag mais dañu war a bàyyi liggéey da nga koy jox comme ni ko monsieur le maire Pape Diop waxee da nga koy jox ki nga xam ne moom moo xam métier bi mu réglé ko mais xam nga ay fer de huit di ko def te nañ bàyyi jumaay ni ñu ciy doxale dimanche ñu naan ku ne na ñëw def te yàlla nañ wut ko am xam-xam ñu jiit la ko. di gërëm nag ñu fi teew ñëpp Pape Diop munoon na ne man maire laa woon nekkatuma maire mais yàlla def na gis nga ñëw na assisté maire yi fi ñëw it kontaan nañ ci ñëw Babacar Diop ñëw na xam nga Ousmane Diagne ñëw na préfet ñëw na sous préfet ñëw na préfet moom nit ku baax la daal lii moom la yàlla dogal mais ëllëg nañ xool jumaa yi ku ci da nañ xool assisté yi xool entrepreneur yi nga xam ne dañoo qualifié ñu jox leen liggéey bi te xam ngeen ne lii metti na xam nga mais yàlla nag lu mu def da nga koy nangu lu yàlla def da nga koy nangu yàlla def da nga koy nag gis nga maa ngi nii Sayer Mangane a ngi soog a egg si moom it ndax ñu ni kees rek la ñu am man bi ma ko déggee Alaaji Dam Sakho laa woo rek mu wax ma ko ma daw ñëw mais Pape Diop vraiment ñoo ngi kontaan ci yow ndax li nga def it lii la bu na nga ne nekkatuma maire rek mais da nga ñëw acté lii yëpp ñëw dal la fi yàlla la yàlla defal jàmm daal di gërëm aussi sécurité bi ñu fi nekk police ak sapeur rek lii rek mooy adduna nii la ñii tey buñ taxawul woon leneen dina métti di gërëm aussi presse bi ndax lu ñu war a xam rek yéen a ñu koy xamloo yàlla na def jàmm yàlla def sutura jërëjëf merci. yàlla jël ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga dañ ciy yem dégg bi ñuy dem fekk dama doon dem pour proximité. mais bi mu am ku jaar sama buntu kër gis may départ mu koy wax. ma ne laa du ma ko bàyyi il faut ma ñëw assister. gis accident bu mel nii. il faut ma dëkk ci koñ bi nekkan fi le maire. damay jàpp ni sama devoir mooy ñëw. taxawu leen. xool leen ànd ak ñoom massawu leen vraiment mu nekk loo nga xamante ni itam bi ma ñëwee itam yàggul dara aussi ay 20 minutes après le maire de la ville jaar na. le maire de la commune Thiès Est moom it jaar na. donc loolu itam may saluer ci ñëw googu ñu ñëw. parce que nag dafay loo xamante ne dafay administrer ay nit. damay jàpp ni boo déggee ci ñoom tiis bu am noonu rek. les premières réactions mooy de venir apporter ce soutien. et ils l'ont fait donc vraiment ma leen remercier ci loolu en tant que maire sortant. di leen remercier yéen itam parce que lii itam bi mu ñëwee fi laa fekk presse bi yëpp. monsieur le maire nga jiitu ci lii sur les lieux ñëpp seede nañ ne yow yaa fi njëkk. donc ñëw boobu ba tey yaa ngi taxaw assister gars yi. donc nga yëg ni am na ñu ci jot a ñàkk seen bakkan. monsieur le maire loolu lan la. waaw mu ngi leen di massawu rek. comme bi ñuy egg si itam booba yàlla def na kenn ñàkk bakkan waaye bi ñu ko déggee. automatiquement. mooy suñu xel dafay daal delluwaat ci yàlla. parce que yàlla mooy dogaleen lu ko neex li ñu naan chaque chose à son temps. donc yàlla bi mu décidé ni ci lii leen doon yóbbu tey. kenn mënu ci dara. waaye nag ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla def seen àllaaxira dàq seen àdduna. tey waxit aussi di lancer appel it ñuy bàyyi xel ci liggéey. parce que bi ñu ñëwee constaté liggéey bi nga ko gisee. xam nañ ni liggéey bi am fait défaut. donc là aussi que nit ñi itam nañuy bàyyi xel ci li ñuy liggéey. parce que defe naa ni boo xoolee fer bi ciment bi. ak liggéey bi boo ko xoolee xam ni vraiment nekkul dans les normes. donc loolu vraiment day nekk loo xam te dañ koy déplorer. que yu mel ni daal
dafa jar ku nekk bala ngay def dara jaar fi nga war a jaar. pour am les documents qu'il faut. am des soit architecte lu boo ko amati nga am des ingénieurs clés. ñu mën a ñëw taxawul la ko. pour que yu mel nii parce que bu amee ñëpp am tiis. parce que ci koñ bi boo xoolee koñ bi foo sànni li ñaan layu mu tag parce que ñëpp a génn. vraiment ñëpp a leen ñeewante. là moo tax man tam mënu ma fi bañ a assister sant naa yàlla nag bi ma ko déggee dama daal di ñëw taxaw ba ni ma fi mu jëndoo ak yéen mooy li ma war ndax ku fi ñëw rek man nga ñëwal ku fi ñëw ñoo bokk yëf donc ñu ngi sant ñëpp di vraiment di rafetlu aussi sapeur pompier vraiment le commissaire Thioub sapeur pompier capitaine bi xam nga l'ensemble de son équipe ak le sous-préfet mi ngi fi woon aussi donc le sous-préfet Faye donc autorité yi daal ñu ngànk yi fii ñu ngi fi woon même le préfet du département était présent donc ñuy sant rek di ñaan yàlla nag que vraiment que ça ne se répète plus des choses comme ça. vraiment sant yàlla bu baax. merci beaucoup di delloo suñu bopp ci yàlla. di leen sant di leen gërëmaat.